Aujourd'hui, nous sommes au centre de santé de Gokhumbath, au dispensaire de Gokhumbath. Ce samedi qui a coïncidé avec l'arrivée pour la troisième fois de nos partenaires espagnols. Une journée également qui coïncide avec une remise de matériel médical au dispensaire de Gokhumbath, matériel que nous a gracieusement offert l'association Éducation Santé Environnement qui se trouve à Grenoble. Donc une occasion pour nous de remercier le docteur Bagué et toute son équipe. ci biir matériel bi mu am lalu hôpital fauteuil dentaire mais itam ay matériel yoo xamante ni kii daf ko soxla maanaam dispensaire bi daf ko soxla mu dëppoo itam ak ñëwu espagnol yi muy ñetteelu yoon ndeysaan bi ñuy ñëw pour faj ay malades yoo xamante ni malade comme ni ma ko waxee woon édition yi passé maladie yu xaw doy waar la mais ñu koy dugal rek mu tombé ci weeru koor gi ñu def loo xam ni yàlla daf ñu ko digal muy sadaxatun jaariya def loo xamante ni di nga ci am ngëneel fii am ka ci fañ jëm ëllëg donc loolu moo ñu indi ñuy sant nag di gërëm waa dispensaire bi comité de santé bi mais population yi ànd ak ñun yëpp def volontariat boobu ba léegi kenn noppiwul kenn taayul kenn sonnul ñëpp vraiment teg ci seeni loxo pour que mbir mi am ndam loolu it am nañ ci mbégte lool mbir mi ni ñu tàmbalee tey am nañu presque lu tolloog juróom-ñaar fukki malade yu ñu war consulter tey rek ci bisu tey bi ci ngoon si donc pour wane ni mbir mi soxal na population yi. waaw matériel yi ñëw na ci waxtoom parce que dispensaire Gokhumbath bokk na ci meilleur dispensaire yi tey jii it waa Grenoble di suñu ay partenaire docteur Bagué ak ñi mu àndal ñëpp ñëw teg ci seen loxo matériel day continuer parce que war nañu jot appareil échographie war nañ jot appareil électrocardiogramme war nañu jot itam yeneen xeetu jumtukaay yoo xamante ni fii la jëm ëllëg ñu xoolaat yeneen dispensaire yuñ koy jox mais li ci gën am solo daal mooy toujours dinañu jéem a wuti indi Langue de Barbarie indi Gokhumbath pour que population yi seen santé gën a ñoŋ. population bi nag woo bi ñu leen di woo mooy bu ñu demee wuti indi li ñu leen di laaj rek mooy ñu ñëw participer ni ñuy participer mooy malade yi génn seen kër ñëw ci dispensaire bi ñu consulter leen ni ñuy participer mooy ñu wan tubaab yi fi ñëw ni leen mbir mi ndegam def ngeen ay junney kilomètres ñëw dinañ leen teeru leen loolu rek la ñuy laaj population yi tey jii nag xel mën na dal parce que premier jour bi bu ñu amee lu ëpp juróom-ñaar fukki malade yu ñëw pour ñu consulter leen gis nañ ni population yi jàpp nañ si loolu ñu ngi koy santé comité de santé Ibba madame Diané ak volontaires yi nekk ci sama ginnaaw ak ñi feeñul ci caméra bi yëpp ñu ci jàpp ñu vraiment ba lii am ndam. maanaam contribution bi ñuy def ci santé partenaires yi di ko def population bi gis nañ ko moo tax tey jii bu ñu woote waatee affluence bi mu doyaat nii su fekkoon amul solo kon nit ñi du ñu ñëw donc c'est important nit ñi gis nañ seen bopp te nit ñi lépp lu ñuy def rek bu ci nit ñi gisee seen bopp rek ñoo ngi def lu baax parce que comme ni ñu ko waxee rek. boo defee leen te boole yoo loo ma si itam la nga may defal amuñ njëriñ ba ma boolee ci mbir mi nag ba ma nekk ci biir c'est en ce moment que appropriation mën a am te aucun projet n'est important aujourd'hui bu fekkee population bi daf ko appropriation c'est zéro parce que population bi nga koy defal je pense que si loolu la nekk si wàllu yi ñu jox nag am na solo parce que lépp lu nga xam dafay relever niveau plateau technique bi rek c'est quelque chose d'utile donc c'est l'occasion aussi de remercier son staff ses amis ses partenaires et tout le monde nous la communauté de Gokhumbath nous sommes reconnaissants à travers ce geste là. te heure bu ñu fi ñëwee ñu ngi faj ay malades yoo xamante ni seen loxo jotul seen gannaaw ndax maladie yi ñu fi indi ñu ngi ko amee ay at mais ku yi nga xamante ni moom nañu war a dégg nga fajoo seen loxo mayu leen ko seen poche mayu leen ko yàlla mi nga xamante ni dara tawu ko indi Babacar mu indi ay partenaires yoo xamante ni ñu ngi dimbali population bopp kon duñu def lu di ko gërëm ci turu population bi mais yemul foofu ndax mi ngi defaat ay partenariat ak ay nit ñu indiwaat yeneen matériel may ko dispensaire bi loolu aussi day permettre même su fi ñiy jógee ñoom Iba ñi tey nekk ci dispensaire bi mën a dégg nga faj population bi nga xamante ni chaque fois dégg nga ñu ngi jóge fu nekk du dispensaire du population Gokhumbath rek ñooy fajoo ñu ngi jóge fu nekk ci Ndar ndax dispensaire bi ni mu mel la ndax foo xamante ni dégg nga def nañ fi macha allah
dégg nga ay dégg nga intervention yu bare mais boobaak léegi yàlla ngi siy def sutura c'est parce que ñi fi nekk aussi am nañu dégg nga benn mérite. donc di delluwaat si weeru koor gi di ñaanal Babacar di aussi gërëm dégg nga tubaab yi fi ñëw di def intervention si population bi nga xamante ni comme ni ma ko waxee si kanam seen loxo jotul seen gannaaw te hôpital moo leen war a jël en charge mais nag ku yi leen di kii foofu wax dëgg yàlla dégg nga day métti si ñoom mais teewul yàlla dégg nga wëlbati ndëkk fii ba mi ngi yomb si ñoom. di doolu gërëm Babacar Gaye si weer wi di gërëm Iba bi géré dégg nga dispensaire bi aussi mais aussi di gërëm malade yi nga xamante ni ñu ngi génn si kër yi di ñëw di wuyu si pour ñu xool leen mën leen faj aussi. parce que maladie moom bu yàggee si nit rek ëllëg dégg nga day sonal du ko sonal moom kese mais day dem ba sonal famille am donc dégg nga loolu aussi dégg nga bénéfice la boo xamante ni daal xamuñu day waayam di ñaan yàlla rek lii continuer te jàmm rek topp si. macha allah wees na am solo ndax faj benn nit rek weesu na am solo asamaak dégg nga nee naa dégg nga bii moo di 3e passage bu ma juumul dégg nga ëpp nañu 300 wala 400 personnes yoo xamante ni jàll nañu kon lii kenn xamul nu mu toll waaw di dellu rek di gërëm suñu borom waaw di julli si sang bi di wax ni daal Babacar Iba ak population bi ak ñoom ñi leen di jàppale nekk sama gannaaw aussi dégg nga des nu gannaaw yàlla na yàlla fay ñëpp te gën a rafetal mbir mi ndax rafet na ba pare.